nuyu na leen ci Sunugal 24 mbokki internet yi safo di seetaan suñu ay programme tey ji yemoo ak lundi 29 juin 2020 ñu fas yéene waxtaanee actualité bépp actualité boo xam ne si ni dafay wax ci wàllu coronavirus fii ci Sénégal comme ni ñu koy defee tous les jours Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Alaaji Mahfous di la béggee di am mbégte di àndaat ak yow encore une fois ci plateau bi. ay ca Moustapha tey bokk na ci li ñuy waxtaanee muy prolongation état d'urgence bi nga xamante ni njort nañ ni Macky Sall dina ko amal ñu fàttali nag li nga xamante ni moom mooy état d'urgence bi décrété woon nañ ko lundi 23 mars lañ ko décrété woon boobu ba léegi ñoo ngi ci dinañ waxtaanee également déclaration bu Serigne Babacar Sy xalifa général des Tidianes moom àdduna jëmee ci li nga xamante ni moom mooy gestion Covid 19 fii ci Sénégal li ñu koy tëjee nag mooy résultat yi ñu am tey jii ci altine ji yemoo ak 29 comme ni ma ko waxee Moustapha foofu la ñuy duggee ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi muy prolongation état d'urgence bi ñu ko décrété ak léegi ça fait 3 mois tey ñuy njort ne Macky Sall dina dikkaat indi li nga xamante ni moom mooy prolongation bi man ñu continuer ko mais est-ce que jàpp nga ni dina ko def ak njariñ li nga xamante ni yëguñu jamono jii que ni ñu ngi ci état d'urgence. waaw ñu ngi koy ruumanaat parce que bu ñu fàttalee ni ñu ngi ko décrété woon comme ni nga ko waxee le 23 mars. boobu bi mu koy décrété li tax mbir mi xaw a doy waar mooy boobu 62 cas lañ amoon. loo décrété ñu am 62 cas te léegi ñu franchir baaru 5000 cas yi donc dafay xaw a doy waar ba léegi bu ñu gisee ne bi ñu ko décrété maanaam effet bi daal dafa des nit ñi yaakaaroon ne bu ñu ko defee dina ko delloo ginnaaw daanaka amul njëriñ lu bëri mais bu ñu xoolee tey jii état d'urgence du woon couvre-feu kese. ëmboon na tamit dem beeg dikk bi yooyu yëpp indi woon na ay jooyantu yu bëree bëri ci biir réew mi lépp rek ngir mën a xeex coronavirus bi mais li tax mbir mi tey jii mu doy waar mooy daanaka lépp luñ jëloon di mesure lépp loo xam ne dañ ko fi tegoon ngir xeex coronavirus boo ko xoolee jamono ji dafa mel ni dañ koo bàyyi ginnaaw yëpp fi ñu toll nii daanaka njariñ bi bareetul tey jii couvre-feu bi fu mu njëkkoon nekk 20h ñu jëlee ko 20h yóbbu ko 21h jëlee ko 21h yóbbu ko 23h donc ce qui veut dire que ñu ngi koy bàyyi mi dem ndànk-ndànk di dem ndànk-ndànk 23h bi sax dafa mel ni léegi respecté tout non 23h bi léegi à partir de minuit sax dañuy nekk seen buntu kër yi donc finalement doo yëg ni couvre-feu non doo ko yëgati ba démb rek ñu ñaa ngi doon questionné ndax mi ngi am ba tey donc ce qui veut dire que am na benn moment donné am na ñu ne mais est-ce que njariñu état d'urgence bi amati na fii ci Sénégal mais ma fàttali ni tamit tey ji boo ko dindee mën naa ne day doon lu gën a yées man bokkuma si ñi naan fi ñu toll nii nañ ko lever parce que boo ko dindee day mel ni jàngoro yu jóg na fi waaw moo taxoon nga tekk fi mieux vaut nga bàyyi ko fi mu doon benn épée de Damoclès boo xamante ni ku bëgg a fëq yenn yi ku bëgg def yenn nga ne ko si état d'urgence lañ nekk fàttali nit ñi jàngoro jàng fi mais tey jii bis bu wëlbatiku woon mu ne dama fiy jëlee état d'urgence bi léegi dañuy revenir à la situation normale bi ñu nekkoon kon loolu cela veut dire que donc xeex bi jeex na kon donc dafa mel ni état dafa abandonné parce que actuellement rek am na ñuy wax ne état dafa abandonné dafa bàyyeeku donc bu ñu waxee loolu nga wëlbatiku dindiwaat état d'urgence bi bàyyeeku bi da nga koy gën a jëmmal te su boobaa musiba lay gën a jur rek jamono ji bàyyi ko bi ñu nemmiku ko ci anam bu bari daanaka comme ni nga ko waxee léegi rek respect amul benn respect boo xam ne si ni am na ci digal yi nga xam ne si ni teg nañ ko fi mu mel ne que état d'urgence bi suñ ko prolongé également est-ce que mënul indi yeneen ak dëgëral boo xam ne si ni Macky Sall war na ko mën a indil ci li nga xamante ni moom moo fi nekk pour bàyyi ko bi fi nekk nii. waaw am na ñu commencé njortu loolu di ko xalaat parce que am na dëkk yoo xam ne dañoo dëkk confiné woon waaye après dañoo mujjee delluwaat ci confiné wu boo jëlee quartier yu bëri ñu nekk Lisbonne fële ci Portugal ñoom am na ñoo xam ne fi ñu toll nii dañu semaine yi di ñëw dañuy dellu tëju jiwaat parce que bi ñu génnee gis nañ ne kat tëju bi moo nekkoon affaire bi xam nga Pékin gis nañ ne après dañoo fàttuwaat bi mu amee deuxième vague bi nga xam ne fekk si waat na leen donc mii mbir moo xamante ne am na sax ba léegi Sénégal fii ñiy prôné ne nañu dellu ci ni ñu nekkoon nañu seerewaat affaire yi mais ñu fàttali ne situation yi duñu benn Sénégal du Pékin Sénégal du Lisbonne Sénégal du beneen dëkk boo xam ne du dëkk yooyu nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog jàngoro ji si yenn situation moo gën a critique tey ji fi ñu toll nii xam nga ñun suñu génn mën nañ ne président bi daf koo def bon du mën a génn sax parce que tëjuwuñu woon mais assouplissement yi ñu gis ni président daf koo des mën nañ ne malgré lui parce que xam na ne jàngoro jaa ngi dem mais askan wi ñoo ne ko ñun ñoo mënatul tëju ñun ñoo mënatul fatu suñuy kër à 21h déjà tàngoor bi mi ngi fi nawet bi mi ngi dugg si ñu bëri ñoo xamante ne kër yi dafay xat ñenn ñi tëddin bi donc ñooñu mënu leen fat 21h wala 22h mënul nekk donc boo ko bëggee def waxambaane ñooy génnaat commencé di jàmmaarloo moo tax pour man jamono ji xeex bi dafay gën a jot ñu gën ko réajuster gën a xool nan la ñuy xeexee parce que mënuñu dëkk rek di yëndu
naka la dëkkandoo bi di xeexee ma xeexee noonu mënuñu dëkk du yëddoo noonu donc ñun tamit dañu war a am loo xam ne ñoo ko moom am loo xamante ne ñoo koy gëstul suñu bopp demeekeex suñu bopp parce que tamit du dëkk yëpp ñoo bokk ni ñuy xeexee bien vrai que nag majeure partie bi ñoo bokk façon bi ñuy xeexee. am na loo xam ne aussi bëggoon naa ñu waxtaanee ko Moustapha muy comme ni ñu ko waxee léegi nawet bi mi ngi ñëw te ko wax nawet wax sibiru daanaka bu nawet bi ñëwee hôpitaux yi dañuy fees dell dispensaires yi dañuy fees dell mu mel ne que ni dina am leneen loo xam ne si nii beneen xeex wala beneen occupation boo xam ne si nii dina dal ci kaw ñi nga xam ne si moom mooy hôpitaux yi. ba tax na mën na indi ak problème ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo am jàngoro ji parce que bu ñu bëggee lijjanti ñi am sibiru bëgg lijjanti ñi am corona te corona ak sibiru dañoo xaw a niróo nag. loolu foofu laa doon bëgg a ñëw mooy problème confusion boobu yaram bu tàng bi. yaram bi metti beeg yooyu xam nga mën na indi confusion yenn saay seulement nag vomissement yeeg yooyu nga xamante ne dañ koy gis ci sibiru bi te duñ koy gis ci corona bi mën na dimbali nit ñi mais xam nga lépp lu ci mënti am rek mais pour man fi ñu toll nii dañoo war a gën a yokk sensibilisation bi côté sibiru bi corona bu mu tax ñu fàtte sibiru parce que sibiru kat li muy ray ci ay gone ak li muy ray fi ci Sénégal nag yaakaar naa ne corona rayu ko fi donc loolu dafa war a gën a mën a tax fi ñu toll ñu gën a sensibiliser askan wi gën a fàttali symptômes yi nga xamante ne bu ko yar xale bi dañ daan wax bu yaramam di tàngee nga toog ñetti fan wérul wala affaire yoon demal yóbbu kër docteur bi la gën a jege ñu faj ko je pense sport yooyu yëpp war nañ ko mën a dellu siwaat gën a ñaax ñi nga xam ne ay jigéenu wérul lañ gën a ñaax ñi nga xamante dañoo dëkk ay xale mu bañ a feebar nga yaakaar ne corona rek a fi nekk rek waxula sama pour dafay metti wala mu indi yenn symptômes yoo xam ne dafa jege corona rek nga bàyyi ko si kër ga ni feebar bu ndaw la amul sol déedéet xale boo xamante ne mi ngi commencé di wàccu wala mu am yenn signes yoo xamante ne njort nga ne feebar na daal wala am na lu ko met yóbbu ko kër docteur bul ne corona moo fa nekk bu duma ko fi parce que sibiru faata moom dafa amul am corona sax corona ni mu aaye ci mag ñi noonu la sibiru noonu la aaye ci gone effectivement corona xale yi mën nañ ko jéngu yàlla dimbale ñu génn ci mais sibiru dafa leen di yóbbu dafa leen di yóbbu dina am fu mu toll rek parce que xale du lekk maanaam sibiru bu la dalee doo lekk te xam nga comme ni ñuy wax mag mooy lekk mooy faj boppam te mag bu amee sibiru daanaka dina xam ni lekk koy faj mu lekk mais xale da nga koy jox mu bañ ba loolu tax mu leen di sonal daanaka loolu moo tax pour man daal fi ñu toll nii war nañ gën a mën a jóg commencé communication bi sa teel ga fàttali askan ni si corona mi ngi fi kat waaye sibiru tamit mi ngi fi nañ koy sóor ba mu sikkee nañ daan séddale ñu gën ko séddale sensibilisation sport yi ñu daan def ñu gën ko def gën a jege askan wi xamale ne sibiru mi ngi fi te day ray comme corona day ray pompe yenn place yi am ndox également pompe yenn place yi am ndox yooyu yëpp parce que dëkk bi am na dëkk yu commencé taw on a comme l'impression que dañ koo fàtte te war nañ ci gën a mën a dellu siwaat nag parce que bu ñu fàttee sibiru fàtte suñu musiba ay ci kon bu ñu fàttee sibiru fàtte suñu musiba noonu la ñuy tàbbee ci deuxième point bi muy déclaration Serigne Babacar Sy di xalifa général des Tidianes moom yëkkati na ay kàddoom ci week-end bi daal di wax ci gestion coronavirus fii ci Sénégal moom nag ñaawlu na bu baax dellu ginnaaw bi nga xam ne si ni état bi dellu na ko ginnaaw mu wax ne sax état bi dafa démissionné jàpp nga ni est-ce que jàpp nga loolu ba pare. waaw tout d'abord damay rafetlu kàddu yi xalif bi génnee parce que moom Serigne Babacar Sy Mansour ku ko xam ko ci dëggu. waaw moom ay position du ko nëbb moom day wax li may position. loolu moom vraiment dama koy rafetlu parce que tamit xam nga am na foo xamante ne nguur bu fa toll ku wax sax ñu jàppale opposition. mais bu kilifa gi waxee yaakaar naa nañ tokkat ñu xoolaat seen bopp xoolaat ni ñuy doxalee et c'est très important. tey jii bu ñu amee benn regard bu ñu am ci coronavirus bi. comme ni ko xalif bu waxee tâtonnement bi daf cee bëri ak nguur bi. loolu ñëpp gis nañ ko tâtonnement bi daf ci bëri dooree ko depuis fi corona bi duggee tey jii mënuñu comprendre corona bi dugg fi di def ay jéego di def ay avancé nit ñi di corona nit ñi di faatu nit ñi di gën a bàyyeeku donc loolu kan moo échoué mais autorités yi ñoo échoué am na nuñ doon toll nit ñi duñu bàyyeeku période bi mais est-ce que Moustapha nag est-ce que ñi nga xamante moom mooy Sénégal yi dañuy sonn nag parce que xam nga Sénégal comme ni nga ko waxee léegi Sénégal du France Sénégal du Allemagne ñun bu ñu tëjee ñetti fan dañuy am problème. mais dañuy fippu. non mais dundin bi moo waxuma ñu tëj leen mais dama ne tey ji bu ñu demee ba nit ñi di bàyyeeku. situation biñ toll nii dama ne bu ñu fi yeggee nii ñi ñu jiite ñoo ci am seen part de responsabilité tëj bi mooy dootu mais tëj bi xam nga ñu ba dañu jàpp wàññi boo doon dem marché daanaka di jaay tous les jours léegi ñetti fan la lay may nga jaay te ñetti fan yi boo demee defoon nañ ko fi mu metti woon lool trop loolu nag day indi ay soulèvement parce que man dama jàpp ne man sama bopp man tëj bi pour man waroon nañ cee gën a mën a mucc parce que ñu bëri biñ dooree laa gisoon Moustapha Diakhaté defoon benn poste mu ne tëj biñ ñuy tëj ñi du mooy saafara mbir mi nañu bàyyi nit ñi takk seeni masque respecter distance beeg yooyu noonu def seeni activité mais am na dëkk yoo xam ne bi fa jàngoro ju duggee ñoom noonu lañ ko doon gérer dem ndànk-ndànk Suède laa la jox exemple de Suède ñoom bi fa dëkk bi dëggee bi fa jàngoro ju duggee bi ñëpp doon tëju di defee yenn yi ñoom defuñu noonu
seen commerce yi université leen tëj yenn commerce yi nga xam ne mënul ñàkk ak yi nga xamante ne yaakaar nañ ne fii tànkalo na fam ñu éviter ko ñeneen ñi ñu bàyyi leen ñu dem seen ay activités yeggali seen i mbir te dañoo gis ne ñu ngi ko doon gérer ca nam ca waree mais pour man mais munoo toog rek nga ne France tëju na wala Italie tëju na wala beneen dëkk bi ñu jënd tëju na dañoo war a tëju mais Afrique dafa am Europe am bi fi jàngoro ji ñëw ñu bëri loolu la ñu waxoon ñu bëri nañ dee ci Afrique loolu OMS njortoon ba ñu yaakaar ne ñu bëri nañ dee ci Afrique mais gis nañ ne amul parce que contamination bi ni ñu ko doon yaakaaree amee fi noonu Afrique donc comme loolu yàlla dimbali nañ si ba loolu amul donc pourquoi pas ñun ñu transformer ko benn atout boo xamante nañ ci sukkandiku ba jàngoro ji gën koo mën a néewal doole mais pas ñi toog di jël suñu bët rek teg ko ci France wala ñu teg ko si yeneen dëkk rek ne lu ñu def rek naa ko def qu'est-ce qui nous dit que bu ñu tëjoo rek forcément jàngoro ji dootul amati d'accord gis nañ ay dëkk yoo xam ne dañuy tëju jàngoro ji am problème ñu génnaat jàngoro ji gën a dañuy tëju jàngoro ji xaw a wàcc ñu génnaat jàngoro ji gën a bëri affaire yi mais dëkk yooyu bokku ñox Sénégal tey jii ñun fii boo ñu tëjoon supposons ñu def confinement rek nga confiné ñoom ñii confiné ñoo xamante ne 5 jours rek mën ñu ko ñetti fan rek nga confiné ñoo xam dañoo am jàngoro ji dund ak moom si biir kër gi mais loolu nu muy demee contamination si biir kër gi lay doon balaa ñoo génn kër gi yëpp am coronavirus nit ñi dundee benn kaas ataay bi ñëpp di si naan kenn ko fa am wàll na ko ñëpp donc loolu pour man ni ñu gérer coronavirus wax dëgg yàlla des na niñ ko gérer génnee aide yi gis nañ ceeb bi coow lu mu jur ba léegi coow laa gis nañ waa santé bi ñi ngi ci grève yeeg coow lu mu jur bu ñu demee ba doctorant yi di bourré di génn di dem mais loolu est-ce que du manque de moyens aussi non mais parce que actuellement ku gis jàngoro crise bi ni mu toll du crise bu ndaw maanaam ay caaxaan du ko lijjanti mais 1000 milliards yooyu sax yaakaaruma ne mën na lijjanti Mahfouz boo doon jàppaarloo combat ak Yawou Dial ak combat ak Yékini préparation yi benn lay doon du benn affaire bee bette nag mais d'accord ñëpp xam nañ ne dafa bette waaw ñëpp xam nañ dafa bette nguur gi tamit def na ci effort yu am solo dañ koy reconnaître mënuñ ñu nekk nii liste ñu taxaw ñu defuñ fi dara non bu ñu ko defuloon dina am ñoom gis nañ yóbbu nañ ñi ci ay hôtel ñi ngi def ay effort di def ay jéego yu am solo loolu kenn mënu koo bañ mais dafa am loo xam ne tamit constat la fii la nekk tey jii mënuñoo nangu ñu génnee ay xaalis di ko joxe ay nit ñi ay ceeb d'accord foog nit ñi dund personnel médical bi toog di jàmbat di jooy loolu noo ko mën a tuddee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au front ñoom ñoo jàmmaaroo jàngoro bi chaque jour di roofonto ak virus bi chaque jour ñooñu toog di jooy ñeneen ñoo xam ne ñi ngi à côté di gundaandaat wala ñuy naata tandax seen côté bi nekk loolu noo ko mën a déggee kenn mënu ko comprendre pour man manque de moyens actuellement il est hors de question ñu koy évoquer surtout côté médical bi waruñu ko tudd parce que foo waxee ne génn nga 1000 milliards pour man 1000 milliards c'est des collecte la woon dañuy dajale waaw mais ñëpp xam nañu 1000 milliards yoo xam ne teg nañ ko nii mais ñëpp xam nañu du gafaguñ teg budget ñëpp xam nañ loolu la ku nekk contribuer nañu dajale nañ yenn société yenn nit ñi ay mécénat yoo xam ne si nii tey xam nga jël nañ seen xaalis def ko ci loolu la collecte la woon d'accord naa fa ak budget moom ñëpp xam nañ ne du loo xamante voilà du dajaloo teg si benn voilà prévision la rek voilà ac léegi nag ñu muy wax ci ba léegi ci discours Serigne Babacar Sy bi la ñuy desandi léegi lan la mën a jur maanaam discours boobu ban impact la mën a am ci autorités yi pour man nañ décortiquer message bi nañ ko décortiquer parce que aussi bien ci affaire jumaa yi état bi xam nga boo gisee jàngoro ñoom door ba tey ci génn seen loxo jumaa ji wàllum école yi wàllum ceeb bi yooyu yëpp du boo ci teg lu mbëj ko rek di nga gis ay luuxóoru ci am yooyu yëpp boo ci teg école bi commencé nañ daanu commencé wat daal di mu jëntali mu doog a dem mu sotti jumaa yi ñu dem ba nit ñi xoñoñal leen ñu doog a tijji jumaa yi donc nga gis à chaque fois rek dañuy dem ba diggante transport interurbain bi coow li commencé nit ñi di bëtt di dem di ñëw affaire yooyu noonu finalement ñu ubbi dëkk bi yëpp mu dem da ngay gis ne benn moment état bi am na benn xaw ma nu ma ko mën a tuddee benn oyofal boo xamante ne def na ko boo xam ne daal pour man warul woon bien vrai que nag askan wi kenn mënu leen tënk mais tamit am na la foo xam ne boo fa toll da ngay jël ses responsabilités ayca kon noonu la ñuy duggee Moustapha xam naa dañuy dugg ci résultats yi ñu am tey ñu daal di koy jéem a faram-fàcce tey nag ci lundi bi 29 juin 2020 mais 956 tests la ñu réalisé foofu ca Institut Pasteur 112 yi ñoom ñoo nekk ay cas positifs mu nekk benn taux de positivité bu toll ci 11,7% donc 99 cas contacts suivis la ñu am ak 13 yoo xam ne si ni ay cas communautaires la leen di wooye
ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy Colobane Rufisque ak Touba ñetti diwaan yooyu nag fu nekk ñaari cas communautaire lañ fa am waaye fële ci cité Cyprès Dalifort ak Massar fi nga xamante ni mooy Kaolack aussi Mbao Nord Foire ak Dakar Plateau diwaan yooyu fu nekk benn cas communautaire lañ fa am tey jii ci altine ji. alors 50 patients tey jii ñibbi nañ seen kër maanaam faj nañ leen ba ñu wér ba ñibbi seen i njaboot donc 27 cas grave la ñu am mooy ñi nekk Sowétas ñi nekk fi nga xamante moom mooy service de réanimation te ñoom ay jafe-jafe ñu yóbbu leen foofu ngir ñu mën leen ñoom it faj leen ba ñu wér ba ñibbi ci seen njaboot ñett ñoo ñàkk seen bakkan démb ci dimanche bi yemoo ak 28 juin donc ñuy ñaan yàlla mu xaare leen àjjana te ñuy jox li nga xamante moom mooy njaal seen njaboot ak bépp sénégalais donc l'état de santé des autres patients stable loolu nag su ngeen ko déggee mbokk yi mooy ñi nga am jàngoro ji te nekk ci hôpitaux yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax a baax jamono ji may wax ak yéen bi fi mbas mi duggee fii ci Sénégal ak léegi enregistré na lu toll ci 6698 cas yoo xam ne si nii tey am nañu li nga xamante ni moom mooy coronavirus donc faj nañ ci 4341 ñoo xam ne si ni faj nañ leen ci ba ñu wér 108 ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñuy ñaan ba tey yàlla mu yemale ko foofu donc 2248 jamono bi ñoo nekk sous traitement Moustapha loolu la ñu am tey jii ci altine ji yemoo ak 29 juin mu nekk ay résultats yoo xam ne si nii daanaka amul ak coppite gu bëri par rapport ak yi doon am bu dul li nga xamante moom mooy lim bi 956 avec un taux de 11,7%. daanaka coppite amu ci wax nga ko daanaka coppite amu ci seulement rek li ñu nemmeeku fan yi rek mooy boo xoolee semaine bi ñi wér dafay tuuti lool daan nañ am 100 mais léegi dañu am 30 sax am 40 50 affaires yooyu mais loo xam nga ban jàngat lañ ci am Mahfouz fi ñu toll ni hôpitaux yi dañoo débordé te xam nga tey ji yow tey ji boo yore sa benn centre nga am fa 4 patients di leen faj du bokk nga am benn centre di faj 40 patients mënul nekk multiplier nga ko par 10 donc mënul nekk donc tey jii kooku di gérer 4 patients amaana mën naa wéral 4 yëpp ñu dem ñibbi yow boo moytuwul say 40 patients balaa ngaa wéral 10 yi sax am problème parce que ñoom ñëpp ngay jox war a traitement yi ñoom ñëpp nga war leen a gérer donc situation boobu la ñu jëmee tey jii man jàngat boobu laa ci am tey jii patients yi lu ñuy gën di bëri di gën di yokku personnel médical di gën a am ay jafe-jafe pour gën a mën a am doole bi ñu daan di leen gaaw wéral et loolu nag dafay wane rek encore une fois ne fu ñu jëm mi ngi gën di critique mi ngi gën di lëndëm et jot na nag ku nekk si ñun ñi mu gën a dugal loxoom ci xeex bi su ko defee yàlla suturaal ñu mu gaaw ñoo abal. cas grave ba léegi ñu ngi fii 27 lañ ci am tey daanaka dafay yokk rek te cas grave moom bu ñu ko tuddee rek xel dafay tey. dafay yokku te malheureusement mooy waral sax chaque jour rek bu ñu xëyee ñu tàggee ñu. chaque jour ñu tàggee ñu malheureusement mii lu doy waar daal. ñu koy regretter bu baax. enregistré nañ semaine bii ñu génn enregistré lu toll ci 16 décès. xoolal loolu 16 décès la ñu enregistré donc mu nekk lim boo xam ne si lim bu takku la. waaw parce que saa bu ñu xëyee rek am ñaar ñu génn compter par benn semaine bi benn lañ ci am wala ñaar ñu dem ba semaine bi ñu ci am 16 te dafay jëm kanam malheureusement parce que cas grave yi ñuy wéy di yokku rek doy na waar yàlla nañ ci yàlla dimbali bu baax a baax. cas communautaire yi tamit ñoom tamit tey wàññiku nañ de daanaka xam naa nag li ñu def ci test moo bariwul. waaw cas communautaire moom mi ngi noonu rek moom cas communautaire yi ñoom. cas communautaire rek dafa neexul. moom cas la moom neexul a canaliser moom kenn xamul fan moom kaa la parce que da ngay ñëw tey am 10 suba nga ñëw am 50 wala nga am 30 maa ngi ko doon wax Aliou la dernière fois ma ne ko nit ñi fi ñu toll nii maa ngi dégg benn docteur mu koy wax mu ne cas communautaire si procédure bi ñu nekk nii warul yéemati nit ñi parce que boo ubbee ñëpp di dem di dem na ti ñëw foofu kay mënoo bañ cas communautaire am wallaay mu ne ñu am cas communautaire lu normal la d'accord nag il faut que ñu xeex ko il faut que ñu dafay effort ci prévention bi yooyu yëpp pour yàlla dimbali ñu mu wàññeeku mais ñu am ay cas communautaire moom lu war la. et puis ñuy sensibiliser nit ñi. ñuy sensibiliser nit ñi yëg see yaram que ni yow war li ngay yëg nii du la normal. am ay tàngaay yaram nga dem hôpital ay gorge yu xasan ak affaire yooyu nga dem ci hôpitaux yi ñu xool na tamit loolu rek moo ci génn waaw mais bu fekkee da nga am yooyu ba pare toog sa kër wala nga koy doxaale tamit amaana yaa ngay jàngoro ji di ko tasaare tamit loolu kese te mën na jur mën na jul musiba ci askan wi. ay ca kon Moustapha looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy encore une fois di ñaax askan wi yëpp di leen ñaax coronavirus mi ngi fi saa bu ñu xëyee ñu ñuy tàgge ay nit. dañ def ay effort ku nekk ñu respecté ak mesure barrières yi bàyyeeku bi nag ma fi ñu toll dafa jéggi dayoo sax dañoo bàyyeeku ba xalangu fi ñu toll nii. donc waaw dañoo xalangu fi ñu toll nii donc yàlla rek ñu mën a suturaal na ku nekk gën a def effort rek.
te xam ne lu mu fi gën a nekk rek ñi gën a lompoñ économiquement. ay ci kon mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax xam ne jàngoro ji ba léegi mi ngi fii nañuy dolli góorgóorlu ci li nga xamante ni moom lañ fi teg comme ay mesures barrières ñu respecté ko bu baax ndax loolu moo ñuy musal mën nañu dem liggéeyi yëkkati économie bi waaye ñu respecté li nga xamante ni moom mooy mesures barrières yi dund ak jàngoro ji comme ni ñu ko defee ba mën ko fee xeex mu jóge fii mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ci seen plateau spécial Covid 19 fii ci Sunugal 24 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ngeen di topp suñu ay programme Diaw Fara moom moo nekkoon ci li nga xamante moom mooy technique bi benn nit ñetti caméra waa bitim réew du mu leen fàtte sama féete yooyu nga xamante ni ñoom kenn du ñoom dañoo bëgg li nga xamante moom mooy Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Diaw Fara allez ba suba incha allah beneen plateau ak yenn résultat